الله 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 يا مولانا الله 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 لا إله إلا الله. mbokk yeeg xarit yi ñu ngi leen di nuyu di leen gërëm di leen sant bu baax di leen wax salaamaaleykum di leen dalal jàmm ci ITV ni ko baaxoo di defoo saa su nekk gërëm nañu leen bu baax a baax ci tànneef gi ak bàyyi xel gi di leen dalal jàmm seen émission bi di les grandes conférences ñu fas yéene waxtaan ak yéen mbokk yi ci li nga xam ne mooy tolluwaayu jamono ñu fas yéene waxtaan ak yéen ci li nga xam ne mooy tolluwaayu àdduna ak tolluwaayu réew mi di ci ànd ak i borom xam-xam yu mag yu sénégalais yi yëpp ràññee seen taxawaay ci Sénégal waaye itam ci bitim réew mbokk yi ñu ngi leen di sant bu baax di leen dalal jàmm ci bile jotaay waxtaan ma ci ànd ak imam Birame Pouye imam salaamaaleykum. aleykum salaam wa rahmatulahi taala wa barakaatu sëñ Baba amaat kontaan bu matale ñëwaat fii n'est-ce pas janoog pencum Sénégal ak pencum waa àdduna ci seen émission bu bees bi ñu tuppee les grandes conférences nag muy loo xamante ni sunu ay borom xam-xam ñoo ko sosoon mu nekkoon loo xamante ni dañu bëgg mu gën a yaatu ba pencum àdduna ñëpp di si jëriñu xam naa parce que demee docteur Cheikh Gueye dina ci ñëw ñu am ay kilifa yoo xamante ne tey tamit ñooñu ñëw ndax ñu wéttali ci émission bi ñu duppee les grandes conférences sëñ Baba les grandes conférences nag muy nekk benn émission bu bees boo xamante ni bëgg nañu mu nekk une émission mensuelle muy am weer wu ne mu nekk les grandes conférences boo xamante ni par rapport ak thème bi nga xamante ne mooy xew ci àdduna rawatina Sénégal gi ñuy yeewoo am na yu mbir yoo xamante ni yu bëree dafay xew dañu bëgg nag les grandes conférences ñi nga xamante ni ñoo ca war a wax ñu ci wax parce que loolu moom moo méngoog li àdduna xamoon en tout cas nu ñu yëree nit ci diine fasalu ahla zikri in kuntum la ta'lamun ahla zikri mooy les experts ñi nga xam ne ñoo xam ñoo maîtriser ñoo ciy wax les grandes conférences donc seuls ñi nga xamante ni les experts vont prendre la parole pour que penc mi mën ci jëriñu je pense que Baba loolu mooy philosophie li nga xamante ni mooy les grandes conférences muy am mensuellement maa ngi yow ñu koy taxawee Baba nga nekk benn journaliste bu ñëpp ràññee fii ci kër gi ITV waaye itam sëñ Cheikh Gueye xam naa dina jël parole bi moom mu nekk suñu modérateur parce que boo xoolee li ëpp ci les grandes conférences moo nekk modérateur bi ñoom ci seen yaatu dënn parce que itam loolu moom du am solo la maanaam borom xam-xam yoo xam ne dañu laayee biir waaye yaatu dënn bëgg ñëpp mën cee jot loolu moo tax itam ñëw ba fi ITV incha allah sëñ Cheikh dinañ ñëw kàddu parce que ne Baba. jërëjëf imam Birame Pouye di ko gërëm bu baax a baax ci waxtaan wi nga xam ne doon na ko tàmbalee tey nag mbokk yi ñu fas yéene waxtaanee thème bu am solo méngoog jamono waaye tamit tolluwaay réew mi ak tolluwaay àdduna daal di ko laaj ñu indil leen ko fii ngir waxtaanee ci muy l'humanité face au Covid-19 réinventer le sens et retrouver l'essence de la vie sur terre maanaam nan la ñuy def ba li nga xamante ne nii moom moo nekk jamono ji ci àdduna waaye tam ci Sénégal di mbas mi taxawaay bi nga xam ne askan wi war nañ ko ci amee ngir am beneen gis-gis bu bees waaye tamit taxawaay boo xam ne bés buñ ci taxawee dina doon ëllëg bu mucc ayib waaye àdduna boo xamante ne ni ku ne ci ñun dina ci mën a dund ak sa teeyaayu basan ak sa teeyaayu bakkan mu nekkoon mbir moo xamante ne ni mbir mu am solo la ñu ci ànd ak comme ni ko oustaz Birame Pouye waxee léegi docteur Cheikh Gueye tamit ñu miin ko lool ci conférence yu am solo yi miin ko lool ci xam-xam bi ak taxawaay bi nga xam ne am na ko ci ëttu diine ji docteur ñu ngi lay gërëm bu baax di la sant ñu bàyyi la nga nuyu ak téléspectateurs yu ITV. asalaamaaleykum wa rahmatullah maa ngi leen di sant bu baax Birame di sant bu baax Baba di leen nuyu di nuyu waa réew mi yëpp di ci jiital ñi nga xamee ni ñoom laa bokkal plateau bi di ci jiital aussi kilifa yi nga xamee ni yëpp ñoo taxawee réew mi muy kilifa diine yi di kilifa aada yi di aussi borom xam-xam yi nga xamee ni kuy sotti bëgg a jëm fu baax bëgg a jëm fu leer di nga leen bàyyi xel mbas mi tamit nekk jamono joo xam ni xalaat yépp jublu na ci ñoom ñu leen ciy déglu ci seeni jàngat ci feebar bi ci boppam ci paj gi di leen ci déglu ci jeexit yi nga xamee ni feebar bi ak yaatu gi mu yaatu ak wàlle bi mu mën a wàlle aussi ñoom it ñu joxe ci lu bari seen xalaat ñu ne nag loolu dina ci baax ñu bañ koo yemale rek ci mbas mi
waaye mu doon loo xam ni dañ koy wéyal ba fu ñu toll ñuy gën a fésal suñuy borom xam-xam di leen gën a déglu di leen gën a bàyyi xel loolu moo tax a jóg émission bi. ñu koy rafetlu bu baax ci ànd gi ñu ci ànd ak ITV. oui docteur waaye nag comme ni nga ko waxee mu nekk thème bu am solo thème boo xamante ne ni mën nañu wax ne dafa ñëw ci waxtoom muy l'humanité face au Covid-19 loolu moom ku ne am na ci taxawaay waaye ku tam ku ne am nga ci gis-gis nan la ñuy def kon ba mu nekk lu am sens waaye tamit ëllëg goo xam ne suuf si dina ci neex a dund askan wi maanaam dinañ dund goo xam ne dund gu ñoŋ lay doon ñu ci ànd nag ay borom xam-xam xam naa dama lay bàyyi rek nga présenté ñi nga xamante ni ñoom ñooy borom xam-xam yi ñu ci fas yéene ànd incha allah. waaw li nga xamee ni moom la lii nga xamee ni mooy émission les grandes conférences di wéyal mooy tamit daje yi nga xamee ni tàmm nañ ko gis ci këru diine yëpp ci waxtu wu ne muy ci màggal yi muy ci gàmmu yi muy ci waajal laylatul xadar ak yeneen i moment donc ci loolu wéyal googu nag dafa am solo ndax waruñu yemale rek suñu xalaat ak sottante xalaat ci ay moment dafa war a nekk loo xam ne ni lu sax lay doon loolu it buñ ci taxaw dañ ci ànd ak ñi nga xamee ni ràññee nañ leen ci seeni xalaat seeni bind ci seeni taxawaay ci askan wi donc ci ñooñu ci waxtaan wi nga xamee ni mi ngi jëm ci li nga xamee ni nii moom la mbas mi war a doone jàngat ci bépp nit waaye aussi ci bépp jullit woy gëm naka la ko war a gisee ndax warul doon jamono walla occasion nit ku ci nekk xoolaat sa bopp yow sa bopp xoolaat sa bopp ci sa digganteeg sa boroom xoolaat sa bopp sa digganteeg say moroomu nit ak yeneen jàngat yoo xamee ni bu fekkee jàngat nañ ko mën nañoo dimbali ci mbas mi bañ a nekk rek loo xamee ni dafay jaar dem ñu koy fàttaliku waaye day doon loo xam ni day nekk point de départ pour ñu xoolaat suñu bopp pour li ñuy tuddee introspection waxtaan woowu nag ñu ngi ci bëgg a ànd ak ñetti kàngam kàngam bi nga xamee ni moom laa ci njëkk présenté mooy sëñ Sam Bousso ñu koy wax inspecteur Sam Bousso moom fii la jànge Sénégal doon koo xam ni dafa jaar ci daara yi nga xamee ni moo nekk ci réew mi def tamit li nga xamee ni mooy cycle secondaire ak universitaire fee ca Égypte fa la amee baccalauréat am fa tamit ijaza ci droit musulman ak foofu ñuy wax faculté de la charia institut Al-Azhar bu Caire ku nekk xam ko sëñ Sam Bousso am na tamit master 2 en études islamiques faculté d'imam Ouzaï à Beyrouth Liban mi ngi nekk actuellement inspecteur de l'éducation chargé du bureau de l'enseignement arabe à l'inspection d'académie de Thiès nekk aussi ku am solo ci kuréel googu ñuy wax Rawdu Rayaahin muy kuréel gi nga xam ne ni mooy saytu mbiru xam-xam ci biir yoonu murit moom mu nekk ci coordinateur maanaam ku ne ràññee ko ci ay ci xam-xamam ci dalam moom kon moom mooy suñu premier invité suñu deuxième invité ñi ngi koy wax professeur Mouhamed Galaye Ndiaye moom mi ngi nekk professeur nekk aussi imam foofa ca Bruxelles mu am maîtrise ak licence en théologie à l'université d'Al-Azhar moom tamit jaar na Al-Azhar am tamit DEA philosophie à l'université de Liège foofu ca Belgique nekk aussi fi mu nekk nii doctorant à l'université d'Al Awza'i Beyrouth bu Liban professeur Mouhamed Galaye Ndiaye nekk na aussi directeur de l'Institut Al Mihrab pour la formation en sciences islamiques nekk na professeur ci institut yu bari Belgique jiite fa tamit ay kuréelu imam ak ulema yu nekk foofu ñu réew ma ak kilifa réew ma bàyyi ko xel bu baax a baax ñuy bég bu baax di ko fi accueillir ki nga xamee ni moo ci topp muy soxna Fatou Sarr Sow ku nekk xam na ko ci réew mi daanaka jarul présenté mu nekk professeur boo xam ni
moo nekk directrice de l'Institut Genre et Famille def formation bu yaatu bu diversifié am doctorat ci anthropologie ak sociologie politique am PhD aussi ci li ñuy wax travail social maanaam ñii nga xam ne ni ñoom ñooy liggéey ngir dimbali askan wi travail social et politique sociale am aussi ci lu ñu bëri xamuñu ko aussi DEA ci science de l'environnement am na aussi maîtrise ci économie ak développement donc mu jàngale foofu ñuy wax Namur ca Belgique door a ñëw fii xam ni moo di IFAN Cheikh Anta Diop depuis 1999 mu nekk fa directrice de recherche créé fa laboratoire bi ñuy wax genre ak recherche 2004 boobu laboratoire fa la retraité kon ñu koy nuyu bu baax di nuyu sëñ Sam di nuyu Mouhamed Galaye Ndiaye mi ñuy déglu di leen delloo kàddu gi ngir ñu mën leen ko jox. jërëjëf docteur Cheikh Gueye imam Birame Pouye dégg nga li nga xam ne moom la ñu fas yéene waxtaanee tey muy thème bu nu jàpp nekk thème itam bu am solo yow ban gis-gis nga am ci thème bi laataa ñuy ñëw ci ñi nga xam ne ñoom la ñu fas yéene ànd rek ci waxtaan wi. jërëjëf sëñ Baba amaat kontaan de matale di kontaan ñaari yoon ci présentation bi nga xamante ni docteur Cheikh Gueye mi ngi koy def ñi nga xamante ni ñooy suñu ay kilifa. Je pense que am nañu ay royuwaay mooy ay modèle ñoo xamante ni boo nekkee jeune day baax nga xam ni jàng day bënn jàng day mokk jàng day wér parce que loolu rigueur scientifique boobu dafa baax ci lépp mooy maîtriser li nga xamante da nga koy wax. donc les grandes conférences aussi objectif bi loolu la fexe ba ki ciy wax mu wax lam cay wax te bu ko ca waxee ñëpp mën cee jëriñu. docteur Cheikh thème bi nga xamante ni moom nañu indil tey te bu n'est-ce pas duñ ci yaatal sax dañ koy ubbi nii rek bàyyi professeurs yi ñuy wax ak kilifa yi bu ne l'humanité face li gën a yéeme sax mooy au Covid ou bien à la Covid voilà un mot boo xamante ni finalement dañ trouvé li nga xamante ni mooy genre am parce que mot bu bees la dafa samp ñëw mu nekk jeu de mots mot boo xamante ni daanaka mot boo xamante ni c'est le vivre ensemble. parce que àdduna de vivre ensemble nu doon dundee moo tax Covid-19 sax tur bi le nom symbolise comment nous sommes maintenant ce qu'on appelle le citoyen du monde parce que ay chiffres la ak ay lettres yenn saa yi nga signifié que ni que Covid terme anglais la boo xamante ni mooy coronavirus 19 parce que 2019 bi la génn n'est-ce pas ci fin bi voilà gis ngeen après parce que SARS-CoV-1 moo amoon SARS-CoV-2 ñu dem ba ñëpp naan la Covid la Covid parce que terme boo xam ne c'est un terme scientifique après ñu ne léegi français récemment on dit la Covid. Récemment on parlait au Covid donc boo xoolee même thème bi ñu ko libalee maintenant am nañ droit wax à la Covid parce que ñoom ñi nga xamante ni ñooy ahla zikri ci foofu ñoom ñoo ni nañ wax la Covid. pourquoi même terme boobu nga xamante ni bu nekk jamono ji dem ba jël benn mot dugal ci français di ko wëtal genre mooy wane comment mbiri lañ bett donc bu ne humanité mooy ñun ñi nga xam ñoo dëkkee àdduna. boo xoolee nag buñ ko tënkee ci àdduna dafa am les deux grands acteurs yoo xamante ni ñooy les principaux responsables mooy nit ak jinne kan donc bu ñu ñëwee tey en tant que ay humain xam naa professeur Samboussa professeur Galaye ak professeur n'est-ce pas Soxna Fatou daan ci ñëw leeral ka mais li ma gën a bàyyiloo xel rek mooy on va parler de l'humanité nag mooy l'homme mooy principal acteur bi nga xamante ni moom mooy vicaire d'Allah mooy xalifa yàlla donc moom mu nekk responsable depuis sa njëlbeen les autres n'ont pas voulu accepter ça mooy yàlla di gaaral li nga xamante ni mooy asamaan si kii fa abayna an yaxmilnaha ñoom ils n'ont pas osé parce que yaakaar nañ xam du diis la mais doomu aadama mu jël ka mais moom mu ñëw mu nekk sàggan est-ce que sunu sàggante mooy jur lii yëpp est-ce que àdduna bi maîtriser nañ ko est-ce que xam-xam bi noonu wax dëgg la sunu pas fan la toll je pense que interrogation yooyu yëpp nañuy posé ngir sunu professeurs yi sëñ Baba ñu leeral ñu ko. jërëjëf di la gërëm bu baax a baax imam Birame Pouye docteur Chank wax nga ko présenté nga ki nga xam ne moom mooy Serigne Samboussa Abdourahmane nekk koo xam ne itam ràññee nañ ko ci taxawaayam waaye itam ci xam-xam bi ginnaaw bu ñu la gërëmee bu baax nuyu la dalal la jàmm suñu plateau dégg nga waxtaan wi ak thème bi nga xam ne fas nañu ko waxtaanee yow mi nga xam ne borom xam-xam nga ban dégg ngay am gu njëkk ci comme thème yu ni mel buñ ko jàppee jagleel ko askan wi ku nekk ci ñun war a am loo ci mën a jëriñoo. bismillahi rahmaani rahim jërëjëf sëriñ Baba ñu ngi lay nuyu nuyu Oustaz Birame di bég lool nag ci ñëw tey ci ITV di nuyuwaale kilifa yi ITV yëpp di leen sant ci liggéey bu rafet bi nga xam ne ñi ngi koy def ci rajo bi ak ci télévision bi
di am mbégte ci teew ci jotaay bi rawatina di ko bokk ak nag suñu mën nañ ko wax jëwriñ docteur Cheikh Gueye di ku ràññiku ni ngeen ko waxee waaye nag rawatina soxna Fatou Sow Sarr nga xam ne yàgg nañu topp ay taxawaayam ak i liggéeyam kon tey ñi ngi am mbégte rawatina nag thème bi nga xam ne ni ngeen ko waxee ni oustaz campé na ko très bu am solo sax mooy Covid 19 bi xam nga sax yéen a ngi dégg sax xeetu débat bu ci am ci catastrophe la wala crise ndax ñu jàpp ne crise moom buñ ci jógee mbir mi xay mën naa delluwaat doxe nam doxe woon waaye catastrophe buñ ci jógee moom mbir mi fokk mu changé moo tax nag ci ñëpp jàpp nañ ne buñ jógee ci Covid 19 moom adduna bi dina changé kon toog waxtaan ci lu demee noonu lu am solo la ndax ñaan loo xam ne nar naa soppiku nekk acteur ca soppiku ga muy am dafa gën a am solo nga subir ko mu ñëw rek yóbbaale la bu boobaa doo ca mën a am benn taxawaay boo xam ne bu am njariñ lay doon mais da ngay rek subir conséquences yi jàpp naa nag lay tax loolu du mën a am mooy waxtaane ko surtout boroom xam-xam yi waxtaane ko rawatina nag gis-gis yu wuute waxtaane ko ndax àdduna bi comme ni nga ko waxee lépp dafa jàppaloo fokk boo jëlee benn approche rek mën ngaa juum moo tax waaye bu fekkee boo defee approche politique approche scientifique approche philosophique approche religieuse yooyu yëpp kenn ku nekk angle ba nga koy jaare bu boobaa buñ ko toggee segal ko lu am solo mën na caa génn moo tax vraiment thème bi moom ñi ngi koy rafetlu ak fii ñu ko tànne surtout ñu dugal ko nag ci les grandes conférences ndax les grandes conférences yi dafa am historique ci diine ji ci Sénégal ci këri diine yu bare bari ñi ngi organiser ay grandes conférences ni mu ko waxee léegi Touba rawatina sax laylatul qadr gi nga xam ne soxna May moom Mbàkke moo ko daan organiser ci Cheikh Abdou Lahad Gaynde Fatma di ko taxawee mu mel ne loolu sax li changement bi ci changement Covid yi la bokk ndax dañ daan def rek daje toog di conférence ay nit teew mais comme changement jamono indi na léegi conférence yooyu léegi mën naa dem ba nekk nii àdduna bépp du ci jot ci nekkatul ci benn moment boo xam ne moom rek fa lañ koy def nit ñi daje. kon gis nga rek déjà habitude yi mi ngi tàmbalee changé muy doon lu am solo loo xam ne xëy na bu ñëwee ci waxtaan wi xëy na dama doon nuyoo rek fekk na mais professeur gis nañ ni yow sa xam-xam dafa màcc jëm ci wàllu diine parce que bu si kanam daana ñëw ak professeur ci wàllu sociologie anthropologie diine on parle diine bu nee diine nag mooy c'est un peu loo xamante ni nit ki la ak boroomam yenn saa yàlla yenn jaamu yàlla yi mu jël ko wane ni moom rek moo koy fay fa inna sa mu li wax na ajisi bi c'est tellement intime lekk ak naan c'est intime donc li ngay fas ñu ne sax yéene kenn du ko wax donc c'est intime mais benn impact l'humain en tant que tel mu choisir nekk un religieux ak catastrophe wala crise ñëw ci environnement bi waaw kay lu am solo ndax xam nga boo nee religion rek dafa am lu ko lal mooy gëm-gëm mooy foi pas-pas boobu la ci jiitu mooy nangu ne am na ku bind mooy créateur am na loolu nag dafay bari lum laaj ci taxawaayu nit ki ndax xam nga ki ne nit mën na ne scientifique la mbir mi kat nature bi moo ko indi mais ki gëm moom gëm ne am na ku bind àdduna bi day gëm ne lépp lu am rek loxol suñu borom bi ko bind mi ngi ci kon pas-pas boobu nag moom ci ngay basé wu ba ne ki bind kon moom am na sañ-sañ am yu muy doxal ci biir lim bind kon bu ñu xoolee histoire humanité ay catastrophes yi fii am ay yenn phénomène naturel yi nga xam ne nit mënu koo maîtriser da ngay xam ne kon ki bind moom loxoom a nga ci mais nag moom ginnaaw nee na ma binduma dara ngir fo afa xasibtum annama xalaqnaakum abasan binduma dara ngir fo kon lu mu def rek ñun war nañoo taxaw xool lan lañ ci war a jàngee ak lan lañ ci war a dégg parce que yàlla neen du fo fowul kon munta xew ñu jàpp ne lii hasard rek la amul lenn luñ ci mën a déggee te bu ñu xoolee jamono bu nekk histoire doomu aadama yi ciy xew dafay soppi gis-gisu doomu aadama ci ni muy dunde soppi dégg-dégg bi mu am ci dund gi lan la tegtale loolu it dafay indi soppiku ci taxawaayam ndax soppiku ci maanaam doxalinam comportement mënoo koo soppi ca mentalité soppikuwul mentalité mënta soppiku te amul yëg-yëg bu lal soppiku mentalité boobu kon nga xam ne lu mel ne Covid lii bu ñëwee tey
lu bare bari mën nañ ko cee jàng surtout ci wàllu diine. ndax bu ñu xoolee diine dañ ko mënta génne ci dund gi mbir moo jël bëgg koo traité génne ci diine dana la rattrapé waat boo xoolee tey débat Covid bi diine ji moo ci gën a saf mën nga ne xam nga boo xoolee débat nañ tëj lieu de culte yi nañ ko ubbi ndax nit ñi li leen seen diine digal ndax dëppoo naak li mesures yeeg yooyu loolu da ngay xam ne kon diine ji saf na ci parce que diine dafa mën a jeexital ci comportement doomu aadama kon Covid bi ñëwee liñ ci war a njëkk a jànge mooy suñu borom dafa am ñaar yu mu wax yoo xam ne da nga ko ciy gis xam nga suñu borom dafa xuliqal insaanu daifan suñu borom dafa bind doomu aadama mu nekk ku faible faiblesse doomu aadama feeñ na tey léegi rek soxna Fatou bi koy wax rek mbir mi delloo si ñu doon nekkate ñu ko ay nit lañ donte nag lu tax nit ki di mel ne day xaw a dépassé étape boobu bu fàtte ne nit kese la mooy doole ji ko yàlla jox wa saxara lakum maa fi samaawaati wa maa fi l ardi jamii'an minhu kon yàlla mu wëlbatiku tàggatal doomu aadama adduna bi fi ne ñun bu ñuy maîtriser nature bi di def lu nekk daa fekk suñ borom ci pas-pasu jullit wala pas-pasu ku gëm yàlla day fekk suñ borom moo ñu jox force yooyu sur le plan intellectuel sur le plan physique sur le plan yu bare bari yàlla moo ñu ko jox kon moo ñu tàggatal adduna waaye toujours mu ñuy fàttali ni suñu néew doole bu ñu demee ba fàttali ne suñu borom moom lépp ci loxoom la nekk léeg-léeg mu fàttali ñu boppam. kon professeur da nga gëm ni lii catastrophe ou crise après maanaam dama lay laaj sax yow loo ko jàppee. da nga jàpp ni kon c'est 100% religieux. yàlla moo bëgg wax ak ñun yow foofu nga koy angle nga koy yóbbu. waaw boobu ci pas-pasu jiite mooy li jiitu ndax boobu nag dafa dul isolé yi ci des maanaam gëm ne yàlla moo ko def loolu dafay impliqué wu nga bàyyi xel suñu borom waaye nga bàyyi xel li la suñu borom digal ci taxawaay bi nga ci war a am. parce que yàlla mi nga xam ne xam nga buñ delloo xëy na buñ gënee xóotal ci kanam dinañ ci ñëw yàlla mooy xam ne am na cause yuy waral ay catastrophe di am xam nga jàng nañ ci hadis yonent bi sallallahu alayhi wasallam mu ne léeg-léeg ay nit buñ dee mooy yàlla di ko fésal am ñu fa nekk man koo arrêté te arrêté wuñ ko loolu dina waral ay mbas di wàcc loolu tey buñ taxawee xam nga baatu mooy yàlla ñun dañ koy faral di firé rek si maanaam niveau individuel nit ki naan na lu mu wut a naan lekk lu mu wut a lekk def na lu mu wut a def ay péché direct mais gën naa yaatu mooy yàlla ndax corruption façade mooy yàlla la ci ñun dañ koy bàyyi xel dañ koy fàtte maanaam ni ñu war a jëflanteeg nature bi suñ ko wàccee mooy yàlla la te loolu ñun duñ ko calculer waale mooy yaata ñëpp di defandoo waaw ndax léegi sur le plan collectif péché yooyu duñ ko bàyyi xel dañu jàpp ne péché moom mooy li nit ki def moom diggam ak yàlla parce que bi ñu jàppee ne nit ki diggam ak yàlla dimension boobu rek mooy diine déedéet mais dimension diggam ak yàlla mais dimension diggam ak nature bi dimension diggam ak nit ñi loolu lépp ci diine la bokk tey xam nga am na Sëñ Tuubaa radiyallaahu anhu bay du mu wax bu am solo boo xam ne niñ koy firi dañ koy firi mu xaw a superficiel mooy waraa fi kulli xalqin xaqa man xalaqa jox dane créature bu nekk sàmmonte jaag aqi créateur ba ñun dañuy wax nag na nga sàmmonteeg ak aqi nit ñi na nga sàmmonteeg aqi yàlla ci nit ñi mais créature du nit rek du nit rek nature bi ci la bokk garab yi ci la bokk géej gi ci la bokk mala yi ci lañ bokk lépp ci lañ bokk léegi lenn lu nekk nag aqi suñu borom boo ko ca sàmmonteeg moom xam nga ki defar portable bi am na notice bu mu defaraale yow moom mi ko fabriqué nee na nañ koy doxale nii mais nature bi yàlla mi ko sàkk am na nu ñu digal ñu war a jëflanteeg moom mala yi yàlla mi leen sàkk am na nu ñu war a jëflanteeg ñoom nag bu fekkee ne ñun suñ coobare la ñuy jëflanteeg loolu léeg-léeg loolu moom la ñun ti wax ne loolu bu ngeen koy def ay catastrophe mën naa wàcc mooy Covid-19 catastrophe ou crise fi mu ne nii dama ne débat la boo xam ne ñu ngi koy posé kenn ku nekk nag angle ba nga cay taxawee xam nga am na ñoo xam jàpp nañ ne mën nañ koo maîtriser buñ ko maîtriser mbir mi delluwaat normal ñu dundaat nañ doon dundee kooku day jàpp ne ab crise la buy passé rek waaye ku jàpp ne adduna bi moom à partir de la Covid-19 fokk mu changé dane lii ab catastrophe la boo xam ne ndax bu ñu xoolee ñi ngi jàngat histoire événement yu mel noonu mais bu ñu yaatoo parce que bu ñuy xool tey ñi ngi ne 7 millions fi mu nii affecté na leen wala lu topp 8 millions depuis dem exactement kon jégg na nga xam ne kon pays yim laal lu baree noonu
lu tënkee àdduna bi nii mu tënkee àdduna bi yaakaar nañ ne musta am est-ce que guerre mondiale sax mos tënkee woon na àdduna bi nii kon nag lu mel noonu événement bu toll noonu da ngay jàpp ne mën nga ko jàpp catastrophe ndax xoolal conséquences yi mu indi sur le plan économique xëy na sur le plan social dinañ ci ñëw ku xalaatoon ne nit koo xam ne da daan xëy di wuti lu mu dundee dina toog ñetti weer lam doon jumtukaay ba mu doon liggéey ñu ne ko doo ko liggéey ñetti weer mu toog ko loolu ku xalaatoon ne ay événements yoo xam ne dañoo jàppoon ne ay coupe du monde ay yu rëy ay umra ay aj Màkka ku xalaatoon ne lu mel noonu tey adduna dañ àgg ci ñu ne loolu ñi ngi laam-laamee dañ koy annulé wala duñ ko annulé aj Màkka ci misaal kon loolu mënuñu koo jàppe rek crise bu gën na sori crise gën naa xóot crise jërëjëf di ko gërëm bu baax inspecteur Sam Bousso Abdourahmane ci waxtaan wi nga xamante ne ni indi na ko waaye nag bu ñu indee thème bi daf ci am benn mot clé muy humanité ku wax humanité nag wax nit doomu aadama taxawaay bi mu ci am sens ak li nga xamante ne mooy essence pour ñoom ëllëg gu ñoŋ lan la ñu mën a jàngat ci tey jii nii ngir ëllëg nekk lu xamante ne nii mucc ayib lay nekk professeur Fatou Sow Sarr yow tamit ginnaaw bu ñu la nuyoo bu baax dalal la ci plateau les grandes conférences nga nekk tam koo xam ne comme ni ko docteur Cheikh Gueye waxee kenn dootu la présenté ci Sénégal ndax nit yi ràññee nañ la ci sa taxawaay bu am solo bi nga xamante yaa ngi ko def ci Sénégal waaye tamit jàmbaar bi nga doon ak soxna si nga doon loolu lépp nekk loo xamante ne nii mbégte réew mi la waaye tey jii bu dee mën nañu wax tey taxawaay bi nga xamante ne nii askan wala société bi de façon générale lan la ñu war a taxawee ngir kat lii nii fi nekk tey mu doon njàngat ci ñun ñëpp ba nga xamante ne kat ëllëg suñu dund dina doon lu am solo professeur lan nga ci mën a indi leeral ci askan wi. ok jërëjëf may nuyu téléspectateurs yi ñi nga xam ne ñu ngi ñuy seetaan di nuyu yéen ñëpp ñu ma bokkal fii plateau bi di nuyu borom kër yi tamit maa ngi nuyu Mamadou ak Alassane Samba di delloo njukkal tamit sëriñ Cheikh Abdoul Ahad Gaïndé Fatma mi nga xam ni si conférence yi ñu daan def ci préparatoire symposium Laylatul Qadr bi daanaka thème boobu ren moo doon thème bi ñu abordé woon thème bi nag dafa di thème boo xam dafa xóot trop ndax buñ ne Covid tey àddina bi naka lañ war a xalaate suñu nekkinu àddina tey nga xam ni dañu delluwaat sil tax suñu borom tegoon ñu ci suuf wax nañ ko léegi yàlla dafa seet lépp li mu bind ci suuf mbindee ak na fi yëpp mu jël doomu aadama teg ko ci kaw teg boobu mu ko teg ci kaw sans responsabilité la ko dénk daf ko dénk àddina bi daf ko war dénk ci xam-xam njàngat àddina bi mais fexe aussi ba àddina bi ñu téye ko ci loxo yoo xam ne loxo yu mucc ayib la léegi Covid bi dafa mel ne dafa ñu wan ni la ñu suñu borom dénkoon wàccowuñu ak moom parce que ñi ngi wax catastrophe crise en réalité caxatee bi ñu caxatee àddina bi loolu moo jur Covid bi dafa am yu ñu may ak yu ñu tere li ñu tere maanaam dafa mel ni kon dañoo laal lu ñu moomul wala dañu laal lu ñu tere parce que Covid moo xeetu Covid yëpp moo dañuy jëfandikoo ay rabu àll yoo xam ni waruñu ko jëfandikoo waruñu ko lekk parce que yenn feebar yu bari ci loolu lay jóge te alxuraan dafa ñëw defal ñu ay sart lan lañ war lekk ak lan lañ warul lekk léegi Covid bi daf ñuy wan ni ñun li nga xamoon doomu aadama yàlla cër boobu la ko joxoon mu def ko matewu ko kon dafa am lu dafa wor boobu mu wor tag moo ko indil tey jafe-jafe yi mu am fi ñu toll donc nga ma laaj ma ni ma en terme d'humanité parce que àddina bi dañ fi war a dund ba bañu fiy jóge delluwaat ci li taxoon ñu nekk fii moo di ay doomu aadama lañu ndax ay doomu aadama lim ñu différencier ak bàyyi ma du rek ci affaire ñu ngi lekk lu ñu warul lekk ba ñu am li ñuy wax zoonose muy maladie yi ñu am mais dañu nekkul aussi ci li nga xam ne li nga tuddee humanisme nga xam ni yërmande bi war dox ci suñu diggante worma bi war jox ci suñu diggante ñu delloo suñu bopp ci yàlla xam ne ñun ñëpp ay jaamu suñu borom lañu. parce que suñu borom bi mu fi ñëwee daf ñu wan parce que bu njëkk ba ay xeetu diine yu bari ñoo fi amoon diine yoobu ku nekk yaakaar ni yaa sut sa morom
mais bi diine yi nga xam ni dafa téere yàlla bi mu fi ñëwee mu ñëw ci tawraat wala mu ñëw ci injil wala mu ñëw ci alxuraan daf ñu won nañu ñun ñëpp si yàlla lañ jóge kon ñun ñëpp ñoo yem si fa yàlla kon loolu légalité ontologique ni ñu koy waxee loolu la tekki woon léegi nag mu won ñu tamit bu boobaa foofu la ñu libéré parce que bu njëkk ba libre ñu woon dañ fi nekkoon di jaamu ay xërëm di jaamu lu nekk di jaamu jant bi di jaamu weer bi mu jumee wan ñu lool nag pour man foofu la ñu libéré mais ñun dañu delluwaat tënkaat suñu bopp bu mu jaam parce que dañu dellu di jaamu alal di jaamu daraja loolu moo indi système capitaliste bi ñu am tey nga xam ni exploité addina bi sans nga respecter ay normes nga am fi nga war a yem loolu moo indi jaxat-jaxat yi am parce que catastrophe yi bare na fi léegi li ñuy wax tout de changement climatique ba tey mu indi fi problème bi ñu nar a am aussi si Ndakaaru bu ñu fi doon wax affaire littoral bi changement climatique yooyu yëpp moo indi catastrophe yi muy yee itam fitna yi muy waxee li muy tudd ay virus ay mbindaa fen yoo xam ne ñun teguñu si bët mais ñi ngi nekk ci xeer yi ñi ngi nekk ci bàyyi mais ñi ngi nekk ci leneen ba ñu demee ba déranger la nga xam ne ñun waruñu ko woon laal loolu moo ñu indi fii tey mais en même temps tey bu ñu ko xoolee ci Sénégal xool ko ci àddina bi yëpp moom delloowaat nañu si li ñuy wax suñu statut simplement d'être humain minuscule nga xam ne duñu dara mais si plan bu ñu dellee si kaw ñëw ci Sénégal nag jàngat yi daf ci bare parce que tey remettre na en cause modèle de fonctionnement bi ñu amoon tey muy ay jafe-jafe yi nga xam ne moom la ñu jàkkoonteel indi na dëgg la système de solidarité bi ñu jëkkee ñëw ñëpp jóg nañu ku nekk loo mënoon nga dugg sa mais très vite dañ ci dellu gannaaw parce que dañu delluwaat gannaaw parce que dañu dem ba mu indi ubbil nit ñi seen bët parce que Covid bi dafa ubbil nit ñi seen bët seen diggante ak ñi leen yor seen diggante ak seen ay njiit problème am fi ba léegi lu nekk ñu wax ko Sénégalais yi ni leen dañu di indiscipliné may wax toujours jaaxal na ma Sénégalais boobu ñun wax dafa indiscipliné d'un côté boo demee feneen fekk mu discipliné bu ne nangul nguuram dafa nangul sëriñam kon loolu dafa war a xool ñu jàngat si relation yu ku nekk lan nga war am ak sa morom parce que tëb rek ni leen da ngay indiscipliné lu tax problème boobu réglé wu mais bu ñu deful attention ni ñu indee concept distanciation sociale muy baatu tubaab boo xam dafa am lu mu wundu parce que ñooñu ko indi société individuelle lañu ñoom su leen neexee wax loolu mais ñun baat boobu ñu jël ko rek plaqué ko ci suñu société mënul nekk parce que nit ki ñun sax si suñu baat dañu naan sorianto sorianto waaye xol day gisee donc la question de relation sociale du rek nit ki nekk na fale wala sori na mais si kër tubaab bi ba ñu fa nekkee ñoom si société tubaab distanciation sociale li mu ëmb dafa bëri trop parce que ñoom dañu am système boo xam ne ku nekk soxlawuloo am mbooloo ak ñu la wër parce que état bi moo koy jël en charge régleel la ko mais ñun ñu nekk ci société yoo xam ne état bi mënu la régleel sa lépp sa dëkkandoo moo ko mën def sa mbokk moo ko mën def sa keneen moo ko mën def léegi nag bi ñu ñëwee jàngat bi ñu def ñun si ñu defee Covid bi même baat yi ngay utiliser concept yi ce n'est pas neutre war nga mën a xool yow sa société naka lañ ko tëggee ak naka lañ ko tëddee nga dem a génne benn concept wat baat boo xam ne boo ko tuddee ku nekk di nga si gis sa borom mais ñun dañu jël appliquer de manière mécanique li nga xam ne si yeneen sociétés yi la jógoon or Covid bi du question rek une question de maladie c'est pas seulement une question technique mais c'est une question sociologique aussi donc jàngat boobu moo desoon ci ñun naka la suñu njiiti jëlee ñu jël ko def ko rek une question de médicale ni affaire or on se rend compte que même médecine occidentale bi dafa am ay limites ci faj mbir moomu léegi indil nañu nag ubbi suñu bët moo di mais société bu nekk dañ koy wax garab ga lay faj ma nga fa nga dëkk donc ñu war a toogaat gëstuwaat ñun ndaxte ba fi tubaab nekkul kenn nekk fu feebar da daan am mbas dafa daan am te dañ ci daan génn kon naka la ñu war a jëlewaat delluwaat ñun xam-xam bi nga xam ne am nañ ko mais daf ñu won ni ñun xëy na ni ñu doxee boobu ba léegi il faut ñu delluwaat gannaaw jéem seet naka la ñu tëggaat suñu doxalin parce que mënuñu rek wekku si àll bi si bitim réew moo di bu ñu waree am masque foofu la war a jóge tey xam nañu ñun masque mun nañ ko defaral suñu bopp bu ñu waree am garab ñoom ñoo ñu koy jox te pourtant ñun am nañ fi ay garab ñooñu nga xam ne war nañ mën def garab yi est-ce que seet nañ leen est-ce que laaj nañ leen ba xam loolu naka lañ ko mën a régler kon jàngat yi ci bari tey ñaari yoon moo ci mën am ñu jóge fi defaru boo xam ne dañ koy lal ci li ñu doon ñun lal ko ci li ñu am ak ci suñu mën-mën ak fu ñu mën a yem lal ko si ñi dañu war a am suñu ay boroom xam-xamu bopp parce que réew moo xam ne kat yow mënoo defar benn garab bu may caricature ni réew moo xam ne mënoo sax def puso
waaye am na lu ñu yomb tey li fi am mooy ñi ñuy wax les sciences sociales bari na ci. naka lañ tëggee société bi naka lañ nga mën a wax ba mën a jokkoog sa askan ba mën leen réorganiser ba ñu mën dem foofu mais boo xoolee ñoom ni ñu ko tërale defuñu ko foofu dañ ko am une approche purement médicale dafa ni garab la rek affaire faj la or médecin bi faj moom mën na ko torop mais boo weesoo faj rek mu te ndax Covid bi léegi du question wu feebar bi du question wu faj kese dafa ëmb naka la nit ñi war a jonkowaatoo naka la ñu war a réorganiser waat seen ay société te loolu beneen mode xam-xam la laaj te li ñu seetlu mooy loolu cëraluñ ko torop ci réew. professeur boo xoolee nga baal ma lay dagg boo xoolee 3 mois ci Sénégal dina am mbas nekkuñu si jiitu daanaka demoon na Chine ñu koy seetaan ci télé bi yaakaar lu sore la ñu koy seetaan ci fi nga xamante ni mooy États-Unis di ko seetaan fi nga xamante ni mooy Italie chaque fois sa biir yaa ngi naan ñoom da nga jàpp ni maanaam Sénégal en tant que tel ñu jël ko wàccee que ni ñu ko gérer dafa des wala boog ñi nga xamante ñooy saytu nekk kilifa yi ci kaw ñoom ñu nu jàppee maanaam Covid bi ak penc mi est-ce que dégg nañ leen parce que boo xoolee ba léegi masque bi ñi ngi tay rek ñi ngi ramasser ay nit ñu takk seen ay masque gis nañ ne am na ñoo xamante ni sànq professeur Sam ngay wax koo xamante ni liggéeyam bi mu gën a fonk muy dawal oto ñu téye ko 3 mois ni ko doo dawal ba ñoom ñi génn ñi foog ñu amatuñu choix est-ce que jàpp nga ni maanaam population bi wala société yi ñoom dégg nañu seen kilifa yi wax ak ñoom wala boog est-ce que kilifa yi am nañu discours bu baax pour seen penc dégg leen. waaw problème bi mooy li ma lay wax mooy rupture bi modèle de gouvernance bi dafa di une gouvernance administrative boo xam ni modèle colonial bi la continuer di utiliser ba tey mooy dañuy jël yaakaar ni ñee ñoo xam rek ñoom ñooy wax nit ñi appliquer leen or société bi tollatul foofu mbes mi wane na ko parce que bi ñu demee ba mënatuñu gis nañ fi li ñu mësul gis dañu génn goo xam ne xale yi génn boo xam ne guddi lañ génn goo xam ne sax si biir intérieur du Sénégal la commencé parce que Dakar moo daan indi ay trouble ñeneen ñi ñëw tey pour la première fois en tout cas ou rarement ñu gis mu jóge de l'intérieur du pays daal di ñëw jàpp si capitale bi te jeexagul parce que wax nañ leen parce que loolu pourtant teel nañ leen artu bi ñu defee Cap Skirring lañ leen problème yi jeexagul de te ba tey jeexagul encore parce que li ko indi c'est pas que nit ñi gëmu nañ ñi mbas mi am na parce que gis nañu nit ñaa ngi dee mais dafa ni li ñu naan bala nga naan naam ne fa parce que bu deewin boo xam ne ñaari façon la parce que bu fekkee da nga nar dee ak xiif ak nga dee ci mbas mi te mbas mi tamit am na leneen lu mu ci am ku nekk da nga am sa ngëm-ngëmu diine ngëm-ngëmu yàlla am na ñenn yaakaar nañu suñ fekkee ni liir nañu benn saaru alxuraan ñoom gëm nañu loolu daf leen di aar ñenn ñi yaakaar na ba ñu takkee seen ay bant ak seen ay leneen daf leen di aar c'est-à-dire ku nekk dafa dellu aussi si sa ngëm-ngëm ngëm-ngëm boobu am nga ci benn confiance maintenant naka la autorité bi war a waxanteeg ñoom ba ñoom ñu xam ne lii réalité la war nañ parce que man gëwuma ne nit ñi gëmuñu ko parce que nit ñi gis nañ ñuy dee nit ñi gis nañ ñu nekk ci seen ay mbokk ñu jàppale ñu nekk ci biir hôpitaux yi parce que temps yi mi ngi gën di bari kon du ñàkk ngëm pour man c'est que pour ñoom amuñu pexe parce que duñu nekk ñaar dilemme naka la ñuy def ba dund te boobu indil nañ leen réponse parce que société tubaab bi dañ leen jox réponse ci loolu dañ leen lël ba pare di leen jox lu ñuy dunde mais fii ñun suñu système social permettre melul noonu mën nañ ko de naam mais niñ koy mëne du ci état bi la mën a jóge parce que ci solidarité collective bi lañ ko mën a defee mais ñu xëy suba ni leen da ngeen def distance sociale kenn du gis sa morom mayu ñu leen temps wu ñu réorganiser wu ba xool naka la nii mën a jàppale seen morom li nit ñi defoon mooy bu njëkk ba ku nekk li nga amoon jox nga ko état bi yaakaar ne état bi moom bu boobaa dana mën a jàppale askan bi mais ñetti weer a ngi ni mbas mi dem nañ ba nit ñi di génnaat te ñi ñu waxoon dañ leen di jàppale ci dund ba tey gisaguñu dund bi kon dañu waroo ak xoolaat du point de vue sociologique naka lañ mun dañu dul jox population waruñu xeeb xalaatam parce que normalement parfois moom mën na la génneel solution yoo xam ni yow sa bopp gisuloo ko woon moom mi koy dund war na mën a génne solution bi dafa naa foofu lañ amee raté bi léegi professeur dama bëggoon rek parce que wax nañ ko ci thème bi sens naam ku ne mën na ko dégg mais essence bi nga xam ne moom la ñuy xaar tey pour am beneen dundin bu wuteeg bii askan wi nan lañ ci war a mën a taxawee bon askan bi parce que léegi ku nekk dellu na surtout ak cosaan yi ak ku nekk ak sa gëm-gëm ak yooyu waaw ku nekk dama ne niñ naan xel bu doon jaay lamb doomu aadama bu nekk am nga xel mais yow yaay xool sa situation ak ni nga ko jànkoonteel nga xool fa nga ca mën a yem mais li tax nag ñuy indi société c'est que société dafa war a boole nit ñi ñu àndandoo ñoom ñu li tax ñuy wut njiit moo di dañuy am yoon boo xam ni ñëpp ci ànd ak moom problème bi ñu am tey Sénégal mooy risque bi mooy mu am rupture
entre ñi nga xam ne ñooñu leen dénk ni leen yéen a ñuy yor ñu topp si li ngeen wax seen gannaaw bu fekkee ñoom lay ko lañu nañuy doxale dafa waroog ak li nit ñi doon xaar ci ñoom dafay indi problème te or dafa mel na loolu moo am tey te li ko indi moo di si biir mbas mi fi nit ñi yaakaaroon ne tey ñëpp ngi naat jëm seen xel dem ci àllaaxira parce que kenn xamul ndax di nga ci génn wala doo ci génn yaakaar nañ foofu nit ñi wax ay réewu jullit lañu foofu lañu war gën a nekk ay jullit gën a dimbalante ci suñu bopp gën a ragal yàlla gën a màndu mais ñu gis ni nit ñi boole seen alal jox autorité yi di leen jàppale si leen si néew doole ni ko relayer dëgg la wala du dëgg mais niñ ko relayer ak nit ñi yaakaare mooy alal jooju ñu waroon dugal si biir askan bi dafa am ñoo xam dañuy dem ñoomee bëgg ci ñoom di ko jëfandikoo mooy maanaam ñi ñu joxoon force Covid bi ñu naan dañ ci war am ay xawma ay honoraire la xawma waaw si biir tamit ñu gis ñi nga xam ne ñoo féete woon kaw di gën a am avantage ci société bi ña nga leen di yokkal seen ay avantage donc affaire yu signaux yu mel noonu moo indi à mon avis une rupture de confiance parce que problème bi tey baat bi mooy rupture de confiance or war nañ gaaw faj loolu parce que individuellement mënuñu ci génn foog ñu delluwaat ci société bi organiser wu avec ñi nga xam ne ñoo ñuy jiite ñu mën a tegal yoon yoo xam ne nit ñi daañu amaat confiance ci ñoom pour le moment ñaari modèle moo fi am modèle wu nitu diine yi nit ñaa ngi leen di déglu ak modèle ñi nga xam ne ñoom ñooy jiite ci biir àddina bi nit ñi yaakaar ni ñoom lan leen dénkoon ak lañ leen def parce que kii fi problème yi fi am fan yëpp ay waxu suuf ay waxu lekk fii ay waxu leneen ak yooyu yëpp dafay tax xol yi dafay gën di jóg ba pare ñu gis localité yu bari tey par exemple ndox amul c'est-à-dire attente yi nga xam ni moom lañ xaaroon si njiit yi dafa mel ne yàlla dafa xëyandoo suba rek génne waale problème yëpp mu tar problème nag mun na am mais ça dépend ni nga koy waxee ak nit ñi ba delloo siwaat leen ñu dal parce que problème du ñàkk parce que y a des raisons multiples yoo xam ne mënuñu fajandoo yëpp mais dafa mel ne tey yooyu yëpp la nit ñi commencé di ko génne te li tax ñuy génn di ñaxtu mooy je pense benn kii la woon moo di yaakaar bu tas dafa na woon ni mbas mi danañu delloo siwaat ñun ñëpp ñu xam ne ay doomu aadama lañu ñu ragal suñu borom ku nekk ñu jox la li la yellool mais ñu gis ni si biir mbas moomu def si am ay nit ñoo xam ne yaay yooyu ñoom ña nga cay profité wu pour def ni ñoom ña ngay defal ci seen bopp loolu mooy rupture de confiance si sama jàngat bi fi am boo xam ne war nañ ko gaaw a faj parce que bu dul loolu du jur lu baax. jërëjëf professeur Fatou Sow Sarr mbokk yi ni ñu leen ko junjee sànq dañuy dem ba ca fële ca Bruxelles ca Belgique fekk fa itam keneen koo xam ne dégg ngeen sànq ni ko docteur Cheikh Gueye présenté ko xam-xam màcc la jëm ci lu bëri rawatina ci wàllub diine di professeur di professeur Mouhamadou Galaye Ndiaye professeur ñu ngi lay nuyu bu baax di la dalal jàmm déglu nga li nga xam ne moom mooy thème bi bu fekkoon mën nga indi sa jàngat ci li nga xam ne moom mooy thème bi ñu fas yéene waxtaanee tey ak lan moo ci war a doon tey jii nii taxawaay yi ci kilifa diine yi taxawaay ci askan wi ngir saafara nag mën a am ci sunu dund ba nga xam ne ku nekk si ñun dina ci mën a gis boppam. asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu maa ngi leen di nuyu di leen ziar di am mbégte lool Covid bi moo indi situation bi nii waaye lépp ñu gis ni xarala doomu aadama permettre nañu tey ñu mën a sori waaye mën a tamit ci waxtaan bu mel nii kon ñu koy rafetlu bu baax di am mbégte lool di jël nuyoo bi rek di ko teg ci loxo docteur Cheikh Gueye waaw mu tegal ñu ko ci loxo Serigne Abdou Lahad Mbacké Gaynde Fatma bu ko defee mu tasaare ko ci incha allah ci kilifay diine yi nekk ci biir réew mi yëpp di nuyu sama xarit sama wëllëre di Serigne Sam Boussa di sama inspecteur di koo xamee ni ku am solo la ci l'islam ji ci yoonu murit waaye tamit ci kuréel googu comme ni ñu ko waxee sànq ci Rawdu Rayaahiin di nuyu soxna Fat Sarr di ko nuyu bu baax a baax di rafetlu aussi duggam am na solo lool surtout ci ni ma ko indee ci wàllu sociologie je pense que ni tey jii soxla nañ ko bu baax a baax man nag xam naa fi may duggee rek mooy ni ñu posé thématique bi muy l'humanité bi nga xamee ni moom la ñu jël point d'interrogation teg ko ci kawam
foofu xam naa lay duggee ndax sunu mbokk mi nga xamee ni moom moo jiite waxtaan wi dama xamul turam mu wax sànq ba tudd aaye boobu nga xam ni moom la ubbee waxtaan wi defe naa ne aaye boobu dafay tënk dafay leeral tamit lépp loo xamee ni rek tey jii ñu ngi koy dund ci àdduna bi jiitu na ci lii nga xamee ni mooy Covid 19 bi xam nga sunu borom subhanahu wa taala bu waxee ni bi mu bëggee jël aadama alayhi salaam inni jaacilun fi l ardi xalifatan qaalu atajcalu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dimaa wa naxnu nusabixu bi xamdika wa nuqaddisu lak muy aaya bu am solo boo xamee ni sunu borom tànn doomu aadama ni da koy teg ci kaw suuf mais li fi am solo mooy ñaari mbir yoo xamee ni danañ ci mën a jàngat tey jii lii nga xamee ni moo xew ci àdduna bi ba tey jii point d'interrogation boobu ñu teg ko ci kaw pas doomu aadama waaye ñu teg ko ci l'humanisme maanaam ak nité ci kaw suuf donc ma jàpp ni aaya boobu dafa am ñaari mbir yu am solo yoo xamee ni wax na ko benn bi ci njëkk mooy li mu wax ni li malaaka yi wax sunu boroom ni ko atajalu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima est-ce que da ngay tànn koo xamee ni boo ko indee ci kaw suuf lii doon métier mooy di tuur deret ak di corrompre suuf si maanaam di def lu bon ci kaw suuf donc yàlla subhanahu wa taala am nu mu waxee malaaka yi ni leen inni alamu ma la taalamuun xam naa lu ngeen xamul parce que li tax yàlla wax leen loolu mooy yàlla xam na ni doomu aadama capacité yi mu am pour mën a def lu baax noonu la amee ay capacité pour mën a def lu bon capacité yi mu am pour mën a def lu bon noonu la amee ay capacité pour mën a def lu baax donc yàlla nag bëgg indi benn programme boo xamee daf ko tegu ko pour ñi nga xamee ni duñu moy tegu ko pour ñi nga xamee ni yàlla daf leen bind ci jaamu yàlla ndax ñoom malaaka yi sax wax nañ ko ñoom dañu ni wa nahnu ñun nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak alors que nous te glorifions et t'exaltons c'est-à-dire que ñoom loolooy seen liggéey ñoom duñu mooy yàlla léegi yàlla ki mu bëggee ni ci kaw suuf nag mooy koo xam ne da koy mooy koo xamee ni bu ko yàlla ne defal mu ni ko bu ko neexee mu ni defuma kooku la yàlla soxla kooku la yàlla indi ci kaw suuf kooku mooy ñun tey jii doomu aadama yi ñi nga xam ne ñoo soqi koo ci aadama on a la capacité de dire à Dieu non am nañu capacité tamit bu wax yàlla oui yàlla indi programme am yónni ay yeneen toom wàcce ay téere pour teg ñu ci yoonu oui yoonu maanaam ñu ànd ci yàlla li mu bëgg mais doomu aadama bi yàlla dafa waxaat ci beneen saar muy la sourate 17 suratul Isra le voyage nocturne verset numéro su ma juumul verset numéro 16 sunu borom subhanahu wa taala di wax foofu ni wa ida aradna an nuhlika qaryatan amarna mutra fiha fa fasaqu fiha fa xaqa alayha alqawlu fa dammarnaha tadbira donc yàlla sunu borom subhanahu wa taala wax ni yàlla su bëggee détruire benn dëkk wala planète bi ak lu mu mënti doon li muy def mooy day xool ña nekk ay kàccoor ca biir dëkk ba wala ca àdduna booba mu fexe ba ñooña yore mbir ya nekk seen loxo bu ko defee ñooña danañ yàq àdduna bi bu ko defee yàlla jaar fa punir leen kon yàqu-yàqu foo ko gis rek xamal ni ñu bon les pervers ñoom ñooy jiite bu ñu jiitee parce que même ci aaya bi ku ñuy wax Abu Ousmane bu ngeen demee ci tafsir da nga ko ci fekk dañuy wax dafa interpréter aaya bi ci beneen anam mu ni amarna mutrafiha amarna dama daf ci def shidda amarna c'est-à-dire yàlla day def ñay jiite ñooña ña leen di jiite nekk ay pervers bu ko defee ñooña nag ñooy def seen perversion maanaam yàq suuf si yàlla jaar fa indi leen punition ma jàpp ne tey jii li xew ci Covid 19 bi sama njàngatu bopp modestement mooy looloo ko indi tey c'est-à-dire que ni dem nañ ba nga xamee ne adduna bi ñi ko jiite ñu jox ko teg ko ci seeni loxo ñoo xamee dafa am lu ñu manqué mooy éthique ak morale te loolu borom xam-xam yi prix Nobel yi nitu diine yi ñëpp yàgg nañ ko junj di ko wax di alerter ba tey ji lu jiitu ba Livingstone di wax ni je crains cette civilisation qui tue maanaam ragal naa civilisation bi nga xamee ni day reyee
la crise du monde moderne comme ni ko nu mu tuddati borom xam-xam diine bu mag boobu waxoon kii nga xamee ni mooy Joseph Stiglitz moom tamit wax ni quand le capitalisme perd la tête ñu gis ni aussi su ma ko toppee liste bi yaatu na borom xam-xam yi wax lu mel noonu dañoo bari alerté àdduna bi léegi nag mu des nag ana nanan lañu mën a fexe ba delloowaat doomu aadama ak niteem yàlla bàyyiwuñu ba léegi yàlla daf ñoo indi solution parce que bi mu yàlla wonee ñaari mbir yi ba doon wax benn bi mooy tuur deret ak yàq suuf benn bi ci des mooy yàlla daf ñoo jox outil boo xam ne mënees na cee defare suuf muy xam-xam wa allama aadama al asmaa kullaha summa aradahum ala al malaika donc yàlla dafa jox aadama il a en fait il a inoculé le savoir chez l'être humain donc yàlla dafa jël xam-xam def ko ci biir doomu aadama xam-xam boobu nag ci lay diriger àdduna bi soit mu utiliser ko en bon escient mu utiliser ko ci anam bu baax soit mu utiliser ko ci anam bu bon moo tax yàlla subhanahu wa taala indiwaat beneen aaya ci suratul hajj waxaat fa wax ju am solo mooy nan la ñu mën a fexee ba delloo siwaat le sens de l'humanisme et de l'humanité donc ci adduna bi mooy walawla daf'u llahi nnaasa ba'dahum bi ba'd la hudimat sawaami'u wa bi'un wa salawatun wa masajidu yuskaru fiha ismu llahi kasira wala yansuranna allahu man yansuru inna allaha la qawiyyun aziz donc ay boobu li muy wax mooy bu ñu bàyyee ñenn ñi surtout bu fekkee ne ñooña amuñu sensu éthique amuñu sensu moral ñooñu jiite adduna bi nee na lay xew mooy li am tey jii ci adduna bi jullit ñi am foi ñi am gëm-gëm ñi xamee ni bëgg nañ dëgëral seen lien ak yàlla ñooñu tamit dañuy dugg ci biir problème bi parce que dañoo seetaan parce que jóguñu maanaam téye loxo ñi nga xamee ni ñoo yàq moo tax yàlla ni bu fekkee am na ñu yàq dafa war a am ñoo xamee ni dañuy defar bu fekkee ñi yàq am nañu volonté bu toll ne jóg di yàq kon ñiy defar wala ñi war a téye ci loxo ñiy yàq war nañu am fulla ak matuwaay bu toll ci téye seen loxo ni leen bu leen yàq walawla daf'u llahi nnaasa ba'dahum bi ba'd la hudimat nee na loolu bu ñu ko deful bu ñu toogee di seetaan comme ni adduna bi xam ngeen ñun ñëpp ci whatsapp yi réseaux sociaux yi ana ñaata peuple la ñu gis ñu leen di éradiquer ñaata peuple la ñu gis ñu leen di rey ñaata peuple la ñu gis ñu leen di maanaam manque respect di leen toroxal ñu la koy yónnee ci sa GSM nga téye sa GSM xool gis ndeysaan xëy na mu metti la waaye lan ngay def transféré rek ca nga yem bu la neexee sax yenn saa yi doo transféré donc mooy wane dañoo dem ba nga xamee ni lay yàqu feneen doomu aadama yi ñuy toroxal feneen ci adduna bi crise bi am ci adduna bi yàqu-yàqu yi dañoo dem ba nga xamee ni yëg-yëg biñ ci war a am amatuñ ko taxawaay yi ñu ci war a taxawatuñ ko kon bu boobaa yàlla nee na da ngeen dem ba seen jàkk yi danañ ko tëj danañ dem ba seen jàkk yi danañ ko màbb danañ dem ba nga xamee seen lien avec le divin seen lien ak yàlla maanaam lien boobu ci boppam di ngeen ko bëgg te du ngeen ko am la hudimat sawaami'u wa bi'un wa salawatun wa masajidu yuskaru fiha ismullahi kasira di ngeen dem ba nga xamee ni fi ngeen doon nekk pour mën a dëgëral seen lien dem aji màkka dem defi umra dem ci jàkke yi nga xamee ni mooy néegu yàlla yi mbooloo mi daje nga xam ni mooy jur solidarité dans la foi loolu yëpp danañ leen ko xañ parce que da ngeen a toog seetaan je pense que ni pour ñu mën a delloo siwaat le sens de l'humanité du ci ay discours du rek ay alerte yu ñuy def waaye dafa laaj ñu jóg loolu nag xam naa am naa ci aussi plan boo xamee ni maa ngi koy bind actuellement ci nan la ñu mën a taxawee ba incha allahu mën a contrecarrer maanaam système bi nga xamee ni mooy système mondialisation bi nga xamee ni capitalisme libéral effréné moom moo koy diriger moo yor ngalaab bi maanaam di ko nos bi maanaam di ko jëmale fu ko neex léegi nag
jërëjëf di la gërëm bu baax a baax professeur Mouhamadou Galaye Ndiaye vraiment xam-xam bi am na solo waxtaan wi tamit am na solo du ñàkk yeneen jotaay bu soobee yàlla dina ci dikkaat ak moom gën ko yaatal ndax nag waxtaan wi am na solo docteur Cheikh Gueye dégg nga li nga xam ne sunu gan yi wax nañu ko tàmbalee ko ci Serigne Sam Bousso ba ci Mouhamadou Galaye ak Soxna Fatou Sow Sarr ku nekk si ñoom ci fànn yoo nga féetee fexe nga indi thème bi waaye tam waxtaan ci li nga xam ne ku ci nekk si ñun war na ci mën a njëriñ rawatina askan wi nga xamante ne kat tey jii ñoom ñoo nekk au devant de la scène. waaw bi ñuy waajal lu mel nii fekk na ñu ngi nekkoon ci biir mbas mi ca koor ga ba fi ñu yegg si nii day jàngat bi ñu ci mën a am mooy kon basculement bu mag am na. mbas mi basculement la yàlla bi mu ñu fi indi basculement la mais mbas mi beneen basculement la basculement aussi boo xamee ni dafa war a jur. yeneen basculement maanaam yeneen jéego ci askan wi ku ci ne sa bopp waaye aussi askan yi réew yi mbootaay yi ku nekk war a xoolaat sa bopp yaakaar naa li nga xamee ni nii moom lañu fi gën a génne mooy dellu bi nga xamee ni moom la ñu war a dellu suñu borom wuyu yi nga xamee ni nii moom la ñu suñu borom doon wax fa bi ay alaayi rabbikumaa tukazzibaan war nañ ko mën a laaj moom la xanaa gisu leen xéewal yi ma leen defal yëpp ñu ne damay fàttaliku toujours yaa ma'sharal jinni wal ins in istataxtum an tanfuzu min axtaari samaawaati wal ard mi ngi ñu doon wax de fu ma neexul nag du ngeen fa dem muy génn suuf si wala génn asamaan pour man war nañoo mën a xóotal jàngat bi bu baax a baax a baax jaarale ko ci alxuraan comme ni ko sëñ Sam defee comme ni ko solution la ci alxuraan daf ñoo yëgal lii daf ñoo yëgal lii defee ñu ci lii ba pare wax ñu fi ñu war a jaar d'accord kon jàngat boobu mënees na ko ci am mais soo xoolee muy jàngatu Fatou Sarr muy même jàngatu professeur Galaye dafa ñëw ba yegg si koom-koom tudd nañ lu bëri capitalisme ak yàq yi nga xamee ni moom lay yàq àdduna damay wax ci benn conférence ci waawoon il y a quelques années ne un autre monde est possible mais avec Dieu soo seetloo ni nga xamee ni noonu lañ tëggi àdduna bi depuis at yi yëpp dañ koo tëgg daal di ciy génn yàlla ci ni nga xamee ni noonu la ñuy dundee ni ñuy lekke ni ñuy naane ni nga xamee ni noonu la ñuy dëkkee lépp dañ cee génne yàlla yaakaar naa kon lii nga xamee ni nii mooy mbas mi dafa doon fàttali bu ñu yàlla di fàttali boppam ba pare mu jox ñu opportunité pour ñu xoolaat suñu bopp pour ñu joyanti pour ñu dellu ci yoon wi xoolaat suñu taxawaay bàyyi ñalli yi nga xamee ne jaaroon nañ ko pour man loolu la réellement mbas mi signifié kon mu dellu si loo ñu ci lan moo tax ñu ñëw ci kaw suuf sëñ Sam yegg si dellu si na ci bu baax la waral sunu dëkk si àdduna ci dëkku ci àdduna waaw mu ne moment la pour ñu xoolaat ko ñu xalaataat ko mu wax ñu ci ay baat yu am solo ñu war ci aussi jàngat suñu diggante ñu en tant que société maanaam société lan moo ñu boole dama bëggoon a laaj Fatou sànq ci biir waxtaan wi est-ce que ñun société bi ñu doon may nañu ñu résister bu baax ci mbas mi wala daf ñu cee gën a sonal loolu lu ñu war a xóotal la su ko defee dinañ xam ñun société bi ñu doon ndax société bu mën a relever défi wu diine mais aussi défi wu développement défi wu booloo défi wu solidarité lan la ci mbas mi wone d'accord loolu lu ñu war a jàngat la en tout cas waxtaan wi amoon na solo ñuy jàpp ne buntu la bu ñu ubbi xam naa ni ba ca topp dinañu indi yeneen borom xam-xam yoo xamee ni ñoom ñuy may ñu gën a xóotal jëmale ko aussi pas seulement ci diine mais jëmale ko aussi ci yeneen thèmes yi nga xamee ni ñoom ubbi nañ ko buntu yi ñu ubbi buntu économie la buntu culture suñu culture buntu social ñun naka la ñuy dunde buntu suñu diggante ak suñuy moroomu jullit suñu diggante ak suñu borom yooyu buntu yëpp waxtaan wi ubbi na ko ñuy ñaan yàlla mu may ñu yegsiwaat fi am yeneen poñ yuñ ci ubbi
bi barakati Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi santaat ñëpp gërëm ñëpp. jërëjëf docteur Cheikh Gueye imam une minute rek bu fekkee mën nga ñu defal tamit benn synthèse bu gàtt parce que ku ci nekk muy Serigne Sam Bousso war nañu dikkal ci en une minute rek ban taxawaay la ci kilifa diine yi am ngir tamit li ñu bëgg ni tey mu mën a am solo. professeur yi tam dañu dikkaat rek en une minute rek en résumé ci stigmatisation bi li ñuy gis tey ci Sénégal ak tamit question bi nga xam ne docteur Cheikh Gueye wax na ko ndax lii kat défilé bu ñu mën a relever am déet en une minute 30 rek incha allah waaye oustaz ma jox la ba pare nga résumé en une minute laataa ñuy dem ci ñaari laaj yi. waaw man li may tënk rek mooy bu ñu seetloo kenn ku nekk dafa nekk di wane ni parce que bu nekkee ay questions yu ñuy posé wu on se pose beaucoup de questions d'humanité ñu ngi wax ni dafa sëñ Sam mi ngi koy wax que ni dafa daif malgré yàlla subhanahu wa taala jox na ko tàggatal na ko àdduna waaye teewul résultat final mooy li am. professeur boo waxee lu mu wax da ngay day dégg li philosophie doon wax la science nous a fait de Dieu avant que nous ne méritions d'être des hommes boo déggee professeur Galaye moom mu ngi insister que yàlla subhanahu wa taala dafa joxoon Adama benn arme muy xam-xam man sama question dama leen koy posé noonu rek est-ce que xam-xam boobu doomu Adama am léegi comment l'homme est pointu ci xam-xam et crise bi ñëw l'homme monte doomu Adama mel na xamul dara nga xamante ne ba léegi jusqu'à présent amuñu lu efficace lu koy faj. wa allama Adama al-asmaa kullaha lahu donc le vaccin il est là c'est sûr que dans un mois dans un an dañ koy gis mais il est là léegi lan moo tax doomu Adama fott ba mën koo gis donc est-ce que kon nekkul kon yàlla day wan doomu Adama du sa xam-xam boobu nga naw rek mooy tax nga baax mais man maay gérer àdduna bi li ma leen mën ko yem est-ce que professeur Sam doon def bonne lecture boobu. yoo fii xëy na mu nekk daaneel bi ko doon wax léegi mooy. damay ñëw rek ci benn aaya bi ci suratul mulk alladi xalaqa al mawta wal xayaata li yabluwakum ayyukum ahsanu amala xam nga suñu boroom daf ne dafa bind dund ak dee ngir mu nattu leen teg leen ci ay épreuve mais épreuve lan lay xool li yabluwakum ayyukum ahsanu amala kan moo gën a rafet jëf kon saa bu situation bi amee li ñuy xool mooy jëf yan acte la ñuy posé def naa loolu mooy jàngat bi ñu ci jàngat mooy li yabluwakum ayyukum ahsanu amala te it ndax jëf yooyu kan mooy gën a rafet jëf ci yéen kon mooy réponse bi ñuy laaj ay jëf la. action la. waaw jëf yooyu it man li ci jiitu ca xam naa mooy doon na laaju suñu baaba mooy maanaam tartibul awlawiyaat lan mooy suñuy priorité adduna bi dañoo am problème priorité kenn ku nekk lay sa priorité fi mu ne mais humanité amuñu ay priorité yoo xam ne humanité bi yëpp ñoo bokk ne lii mooy priorité fi mu ne nii loolu nag problème la ci àdduna bi waaw loolu waaw foo ñu xoolaat ko voilà xam naa ni yoon la bu mu ubbi bu mu ubbi du ñàkk danañ am yeneen jotaay bu ci yàlla andee ngir daal di ko gën a waxtaanee gën a tënk parce que tamit laaj jib na ci professeur mënuñu la bañ a jox kàddu gi en une minute rek nga résumé ñu un peu laaju docteur Cheikh ak tamit stigmatisation bi ñu demee bu tey jii ci ñi nga xam ne am nañu Covid 19 bi. waaw bu dee affaire résistance face au défi suñu histoire wan nañu ñun résiste nañ défi yu bari muy jaayum jaam bi fi jaaroon muy colonisation bi muy ay sécheresse yu bari doon fi jaar muy sax bu mujj bi 2008 2009 crise financière bi fi amoon mais mbas mi en réalité pour Sénégal àggagul foofu yeneen réewu tubaab bi àgg na fa àgg boo xam bu jégg dayo mais ñun ci suñu réew jéggagul dayo boobu seulement risque plutôt man laa ci gis c'est-à-dire niñ koy gérer buñ ci génnee nit ñi ku nekk ndar dem bopp sa bopp risque boobu war nañ koo xoolaat à la fois ñaari porte ñoo ouverte fa la ñu waroon gën am solidarité mais niñ koy gérer bu ottuwul dafay nar a dem ku nekk delluwaat ci sa bopp maintenant li ñuy wut waxtaan stigmatisation bi tamit niñ ko gérer la parce que am na feebar yu fi gën a garab yu fi am parce que mbas mi li mu fi jëlagum ci ay nit par rapport chaque jour li fiy dee ci yeneen feebar li fiy dee ci accident yi moo ëpp déggu foofu li am fii ci mbas mi mais niñ ko wanee nit ñi tout de suite dañu jël ay décisions sans pour autant ñu waxtaan nit ñi ci au départ nit ñi jëlu ko jëlum tiit ba ku nekk di ragal sa morom tey loolu moo fi am ba ñu daan duñu la suul ci ay armeel parce que da nga am mbas da nga ñuy wàlle et cetera loolu mun nañu jël ni mode de gestion bi moo induire lu tax population bi stigmatisé wu parce que nit daani fi am feebar yu gën a bon yooyu te kenn du ko daw kon lu tax tey nit ñi di daw seen borom morom bu feebar te loolu bokkul woon ci ñun suñu ay melokaan
loolu dañuy interroger manière bi nga xam ne moom lañ gérer mbas mi. jërëjëf merci beaucoup docteur professeur Fatou Sow Sarr di la gërëm bu baax a baax di la jaajëfal imam Serigne Sam Bousso Abdourahmane gërëm la bu baax a baax ci ànd beeg ñun. docteur Cheikh ñu lay gërëm yow tamit ci participation bi ak waxtaan bi ni ñu ko doxalee gërëm nañu tamit docteur Mouhamadou Galaye Ndiaye gërëm la imam jërëjëf yow tamit gërëm leen bu baax a baax mbokk yi ci seen ànd ak ñun ci ITV jox leen dig daje beneen numéro les grandes conférences bu ci yàlla àndee fii ak boobu ngeen wéy di des ak ñun suñu programme ci ITV jërë ngeen jëf. Allah Allah